nañu xoolaat suñu bopp. macha allah ñun suñuy maam yi jàngal. ñun suñuy. jërëjëf wax na lu am solo loo xamante ni wax dëgg yàlla li mën a sax li duuf ci nag bi yëpp xaju ci jëlle gis nga ñun ñuy toog di wax waxuñu pour lenn dañu fee nekkal askan wi nekkal fi société bi parce que c'est la demande de la société ba tax na lii ça fait partie des tares yoo xamante ni war nañ ko waxtaanee man nag am na foo xamante ni damay d'accord ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy def téléfilm yi xam nga képp kuy jaay benn mbir wax nga ko sànq da nga cee bëgg a gis sa bopp loo investir soxla nga ci rendement ak bénéfice c'est tout à fait normal parce que tamit bu fekkee da ngay investir yaakaar nga ne li may joxe xëy na dinaa ci am en retour lu ma mën a suturloo waaye nag bu fekkee ne yow da nga ne da nga cee jaarale bëgg a jàngal saw askan war ngaa xool ba xam yow bénéfice bi ngay am buy lore la wala bénéfice boo xam ne boo ko lekkee doo nekk tranquillité. est-ce que ñoom nga yaakaar ni ñooñu xalaat nañ loolu. waaw moo tax nag loolu ñooñu ñàkk a xalaat parce que bu ñu demee bay jël ñenn gel bu def tatouage gel bu bënn la mais yow léegi maanaam wane silib rek moo des ci film ne série. non gisal bu bili bi xanaa gisoo bu bili bosu bili bi. mooy kan gel bi ba muy sumeeku yaram mu ne ko boo ma tëddeewu dama lay ne danga ma violé loolu fan la am. xam nga loolu mën na nekk cas xam nga tamit. quoi qu'on puisse dire waaw baal ma expliquer li tax ma wax loolu cela veut dire da ngay gis loo xamante ni loolu réalité la. lu nit ñi di dund la ci dans la société ñu bëgg cee yeer nit ñi mais mun na d'accord naa mais comme li Leyti Fall di wax ma nuyu ko parfois da ngay gis loo xamante ni c'est vrai bëgg nga véhiculer benn affaire mais léegi ñun suñu xel yi pour lan la pour xalaat dinañ xam ne am na lu ci topp am na noo koy defee ba nit ñi duñu gis vulgarité bi ci am duñu gis affaire bu vulgaire bi ci am boog du moins mais daal ça pose problème te daa doy waar doy na waar trop chaque jour que rek lii rek mooy ñëwaat sa wax ci commencement bi rek moom la. waaw internet bi ñu koy remercier moom la waa ju baax génn léegi ñoo ngi lay remercier bu baax sama waa ji jërëjëf. théâtre bu njëkk da daan yee comme li way naan way bu yeewul yeeteewul. ay naxaate la Papa Thione. waaw non c'est la vraie c'est la vérité. Actuellement théâtre léegi bon ñoo ngi seet xale bu rafet. wala xale bu am forme déggóori yaa nee na Instagram yi. waaw flow bu ci gën a bari ñoo xam ne xale bi elle est suivie wala il est suivi moom la ñuy jël. d'accord naa chaîne Sens la te foofu la yàlla dogale woon ne dañ fay jaare ñu def film mais léegi bu ñu fi bàyyee papa ñi aay ñi tamit ça pose problème. non ñu aay ñi sax nee naa la toujours ñu aay ñi leen rek nañ mën a def benn bloc pour jële fi lii lépp. cela veut dire kon boolewuñu. waaw kay day boolewul xam nga wax dafa neexul te. comme que dama invité ki dëgg bi nañuy jaar pour sénégalais yi xam. bien sûr. ñun acteurs culturels yi nga xam dañoo jàng art. sénégalais yi. apprécier. non dañu diviser wu. ok li waral loolu papa. non je ne sais pas parce que vraiment. wala diviser pour mu yere ñi. non mais loolu sax xam naa xalaatuma loolu mais c'est-à-dire que li amoon daal bu njëkk su amoon ba léegi kon doo dégg benn série di taxawaalu fii ci Sénégal temps wu jamonoy tey la. daaray kocc la ñooñu ñoo daan concurrencer mais amul service libre maanaam comme scénariste bi fii kii nangam fii kii maison de production kii nangam ak nangam. yooyu moo indi problème yi actuellement. d'accord loolu moo indi problème bi te ñun acteurs yi mag yi nga xam ne ñun la yàlla teg ci kanam. ndax yàlla mooy def loolu. mooy def ku nekk tey bu ñu doonoon benn bloc di yaa ngi nii di ma gis ay participer ci série yu Soleil Levant. macha allah. di ci participer bu baax. muy neex lool parce que samay doom nañu bëgg nañu seen bopp bëgg nañu lu baax gisoo leen ci lu ñàkk fayda. yaa ma dëgg su ma woowee fay ma li ma jaral damay ñëw jouer ba mu baax. def ci sama fexe ba mat ci sama empreinte lu dëgg. mais dafa am ñeneen ñoo xam ni dañu fi nekk il est que tamit ñu def comme noonu mais dañu topp ci état bi comprendre nga. nekk au devant de la scène war a dimbali artistes yi te dimbaliwuñu leen loolu tam amul sens lu dëgg. parce que kuréel goo gis ci àddina rek am na ñu leen jiitee. kuréel goo gis ci àddina rek am na lu leen jiitee. ñi nag boo ko jiitee gën ko bëgg li mu bëgg. mais boobu jiitee du am sens. macha allah Ria. nga yaakaar na ñi sponsor yi tam du seen yi léegi nii lañ bëgg. jërëjëf allo. allo. allo oui sëñ bi ñu ngi lay dégg. ça va na ngeen def. ça va alhamdulilah. yéen a ngi ci jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw yàlla jàmm yàgg. amiin jërëjëf dalal ak jàmm ci émission bi maa ngi rafetlu seen émission bi. merci beaucoup. wante gis nga tey jii par exemple théâtre. man jéewuma théâtre jéewaanuma man théâtre dafa yàqu complètement. ok. jamono ji sooy seetaan théâtre ñenn rek ñenn nga mën a seetaan wax leen ñii dañuy kii woon damaa jëlal waa Daara ko wante
waa Soleil Levant. kese waaw dëgg la moom. jamono ji ñoo ñu ko defee théâtre wante ay jël benn émission bu toll ni ay benn théâtre boo xam ne ku toll ni Maam Jaara nga taxaw naa da ngay tudd ay Maam Jaara nii sacrifier sa yaram def loola neex am na yoo xam ne nit ñi leen si bàyyi. waaw dëgg la de. macha allah nekk na it lu am solo. pour man sax dafa dem. mais nga yaakaar jërëjëf wax na lu am solo. ñii ndeysaan di ça colle pas en fait. ñii di joxe xaalis bi est-ce que du lii lañ bëgg. waaw allo. jërëjëf waaw ñu ngi lay dégg yaram. waaw xam nga bi plateau bi li ngeen ko defee rafet na trop. jërëjëf jërëjëf. wante lu gën a naaj moom jamono jii fekkoon théâtre ngeen di wax. waa daare ko ñoo ko daan def théâtre. mais léegi téléfilm moo am ak ay série yow waay téléfilm yooyu loolu daa man du ma ko seetaan dem seetaan Max moo ma gën a seetaan seen téléfilm yooyu. ah lu tax sëñ bi dafa neex de ah. neex may non man xam nga ñan laay seetaan. waaw. parce que Serigne Bamba xam nga ñan laay seetaan. waaw. waa Soleil Levant kese lu ko mooy seetaanuma keneen. ay ndaanaan lañ nag macha allah. waaw kay man ñooñu rek laay seetaan Père Zora moom ñoom nekk si ñoom rek laay seetaan. merci beaucoup. wante jamono jii coow soo xoolee benn ay jël ñoo xam ne ay ku toll ni Maam Jaar di defee yaram bi toog lu la neex nga def ko naan ay théâtre nii ñoom lan la théâtre jamono yi xam nga nit ñi lan lay wuti. danoo xool benn kuy dox rek naaj nga rek ñu ne kaay ma dugal ci théâtre xool benn jantal nii kaay ma dugal ci théâtre loolu rek moo fi am Sénégal loolu la léegi noonu lañuy théâtre rek. macha allah. loolu rek. macha allah am na solo papa dafa am lu mu wax. te li tax tey jii ñi nga xam ne dañoo mën théâtre xam ko Ria duñ leen di jël parfois ñoom seeni prix day cher mais ñu dem jël benn caat ci mbedd mi dañuy expliquer ñu jël benn caat boo xam ne dafa bëgg a feeñ. par exemple supposons waaw kooku maanaam boo nee ko dama lay former maanaam ci maanaam au moment ngay def théâtre bi moo tax léegi maanaam benn séquence mën nga koo def 60 millions de fois te du baax mais formation boobu papa nga ko ciy joxaale am na ñu ma ko wax ay professionnels ñoo ma ko wax ndax ñoo ne ñun duñu ñëw ñu ñuy wax lu ñu war a def xam nañ ko li ñuy laaj dafay cher loolu tamit mën naa tax aussi ñoom ñu leen di ragale ñëw approché di dem jël ñenn ñoo xam ne ñoo leen di formel seen bopp waaw mais su la ko jaralee soo bëggee lu baax mais il faut nga fay waaw loolu la nag mais nit du jàngi métier ba pare di ko yombalal di ko yombal ah loolu aussi c'est vrai man ku ma jël danga may fay effectivement parce que ki ma jàngal théâtre dama koo gëm respecté ko tarbi yu ko ba mu wan ma yoon ba ma jaar ci boobu yoon macha allah ñi ma jàngal théâtre laaj leen internet la ku ci am looy wax bindal amul ku ma ci mësal jël te fayuma la macha allah man sama artiste dama lay fay teg la ci ay conditions yu bien buñ dee tournée damay dem ba Saly jël hôtel lëmb ku ci nekk ma jox la chambre di la vérifier yaa ngi dégg est-ce que ba pare avant loolu di am dama lay former lu mat 7 mois wala 8 mois tàggat la ba nga xam ne yow mii su ma waxee lii di nga ko mën a def su boobaa ma lay soog a jël ñi yore tamit seen série xool artistes yi nga xam dañ ko jàng mais suñu bi yoolu baax dañuy fay man Soleil Levant dañ may fay macha allah mais est-ce que tamit di xam nga ñoom dañoo tarbiwu est-ce que génération bi am nañ temps pour jàng moo tax man la tarbiwuñu déggoo li ma la yow dafa mel nii dama ni la xam nga nee naa la léegi ñii lañ bëri bëgg a feeñ waaw nee naa la da ngay rafet wala nga kenn xamul la nga ni man xaaral ma dugg fii ndax ñu xam ma buzz waaw xaaral ma dugg fii ñu xam ma ñu ci bëri loolu moo leen dugal ci théâtre du dëgg macha allah jaay ñu bëgg a feeñ waaw te loolu mën a ci am mais est-ce que tamit du yéen li ngeen cher ak ñoo xam ne bëgg nañ feeñ dañuy ñëw rek këf leen kay ni te lenn li doon lay doon ci ñoom duñ ko jàng mais dañ koy mën non mais nag am na ñoo xam dañu bëgg lu baax loo cher buñ la soxlaa dañ lay fay dégg naa dëgg leneen li nga xamante ni dafay am ci li nga xamante ni mooy dérapage yi am ci téléfilm yi série wala sax muy théâtre bokk na ci tey da ngay toog ba ci yàgg rek nga dégg benn scandale bu mag jógee ci du samay wax parce que ñun tamit ñu comprendre quoi internet yi am leen yërmande tuuti du ci suñuy wax voilà cela veut dire du ci ñun mais li ñuy dégg la ñuy wax da ngay gis benn par exemple scandale bu am bu mag ci benn téléfilm chaque jour maanaam suite bi ak retour bi li muy doon mooy
producteur nangam wala réalisateur nangam am na ñu ci baax. non nangam mooy la foog nga wax. ñu xam waaw pour mu leer. parce que gars yaa ngi ñuy déglu nangam du wax producteur lii réalisateur lii. waaw léegi waaw moo tax may expliquer producteurs yi. daf ci am ñenn ñoo xamante ne dañoo saay-saay. ok dañuy sàkku jigéen ñi. waaw voilà da nga wax te mu leer. lenn waralu ko lu dul ñoom tamit bu fekkee ne jigéen bi sax bëgg na feeñ. ba matadi yow tamit bul ci abuser. ba parfois comme li nga wax sànq yóbbu la ci hôtel. def la noo xamante ni après dañuy am say rush am say vidéo di la teg ci ay chantage yoo xam ne amul fenn. moo bëgg a feeñ. mais tamit papa maanaam góor buñ koy wax. góor la rek góor la c'est vrai mais maturité. esprit de dépassement xam ne sa rakk buñ ko defoon du neex. xam ne sa mag buñ ko defoon du neex da ngay gis ko def film ba pare dootul bëggati dara ci film. c'est déglu nañ benn actrice mu ne bu sañoon du def série bi mukk ci àddinaam. parce que ay proposition ak ay avances yu indécentes yoo xamante ni daf ko doon subir. te kooku xëy na moo wax mais am na ñu koy def te waxuñu. waaw mais Thiat. mais ñoo ko bëgg. Thiat bu non attends bu leen avisé wu tam ci réalisateur bi wala scénariste bi mais am na jigéen ñu bon ñoo xam tam. ñoo na yàlla baal dañuy ñëw imposer la sonn ci yow lool foo nekk ñu kar la foo dugg ñu dugg fa foo nekk ñu lijjanti ko. mais non attends man xam nga lay bañ ngeen féete de góor rek quoi. mais bu ñu waxee tamit c'est pour yow nga défendre ñooñu la. non man dama wax dëgg te yàlla tax. man li ma lay wax waxewuma la ko pour dara. réalité laa la wax. am na la majeure partie yoo xam ni ñoo ëpp sa fit góor. mais tamit papa am nañu góor ñoo xamante ne ñoom it loolu la ñuy def quoi. allo oui. asalaamaaleykum ñu ngi jéggalu retour bi am problème yaaram noo def. waaw na ngeen def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. waaw ñu ngi leen di bëggee di kontaan trop ci émission bi. jërëjëf. wala vraiment di jeexal suñu grand boobu noonu. waaw di nuyu waa Pikine yëpp. merci beaucoup ñu waa kenn ci waa Pikine bu nekk bitim réew buy woote. jërëjëf. merci beaucoup. waaw ginnaaw bu ñu rafetloo émission bi. vraiment xam nañ ne vraiment actuellement nii lii xew lu garaaw a garaaw la loo xamante ne nii yaakaar naa ñun ñëpp am nañ ci responsabilité. di essayer pour arrêter ko parce que nekk na loo xamante ne nii warul continuer. pour man lii daw ni su continuer gàcce la ci ñun ñëpp. te vraiment waruñu koo seetaan. parce que ñun ñi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk tubaab bi yàgg tubaab bi ñun li ñu nekk di dundee wala di ko doxee wala di ko foowee sax tubaab yi fii dundee wuñ noonu. wallaahi. donc yaakaar naa grand Mansour moom am na ci responsabilité et ñun aussi kenn ku nekk si ñun. Sénégalais bu nekk aussi am na ci responsabilité. dëgg la jéem ci def sa kéem lay kàttan pour que mu dàgg parce que loolu def foog mu am fu mu yem. dëgg la. te vraiment dañoo am ay doom dañoo am ay njaboot te am na yoo xam ne waruñu koo seetaan man yàlla xam ne ni wallaahi azim du ma ko seetaan sax gis nga même sketch yi ñuy tàggatee kole ko nii sax ñu ko won bu ma koy seetaan damay tiit ba du ma ko mën a yeggal. bilaay dëgg la. te ñun saa ñu xëyee suñu yeewoo toujours suñu xel ak suñu xol yëpp foofu lay nekk xool li xew Sénégal xam nga xool suñu programme xam nga rek pour mën a changer leneen lu bokk la li ñu nekk di dund bi mais vraiment gàcce la te dafa rusloo. jigéen nga xamante ni jigéen moom mooy lépp. góor na bon na mel nu mu war a mel mais jigéen mooy lépp su baaxee rek société baax ñun ñu nekk fii ci tubaab bi pour nga gis kenn pour nga dox ba gis kenn ci lu waxuma la sax wàllu féete wàllu suuf bi mais wàllu kaw bi pour nga dox ba gis kenn rek gis loo xamante ni nii sa xel day nekk ci moom. billaahi lu jafe la. parce que sëñ Tuubaa. vraiment ñun nag liñ laa war a suuli laa koy ñaan ci yar ak teggin. ñu góorgóorlu ñun ñëpp bàyyi ci xel. am nañu tey ay ndaw lañ man mii di wax ak yow ndaw laa. mais suba dañu màgg dañu yore ay njaboot yore ay doom. waaw lépp loo xamante ni nii yow da nga bëggoo sa doom seetaan ko bëggoo say rakk seetaan. waroo xoosee ay rakk ñeneen wala ay doomu ñeneen ko seetaan. comprendre nga. te xaalis du dara. te vraiment war nañ góorgóorlu Sénégal actuellement nii li ñu dund nii ñu góorgóorlu ci wasu ci àq ba ñu dund leneen lu gën a baax lu gën a neex que li ñuy dund nii mais ñu toujours rek Sénégal li ñuy dundee mooy toujours rek dañu nekk di problème day am rek ñu koy wutal solution chaque jour si la ñu dëkk si fànn yëpp. c'est vrai loolu vraiment war nañ jeex am na yeneen am na leneen lu neex leneen lu baax leneen loo xamante ni war nañ ci dund ba ñu nekk rek toujours di wax ci ay problème wala di nekk def ay problème ba pare di ci xool ni ci génnee. macha allah muy lu am solo. merci muy lu am solo loo xamante ni mat naa bàyyi xel papa damay bàyyi rek nga daal di jox analyse ci li mu wax noonu. waaw mais c'est vrai gis nga li mu wax léegi ci bitim réew. c'est la vérité. tout à fait. man mois de mars la février. laa jóge Amérique. te contrat moo ma yóbbu. macha allah benn producteur bu nekk Indianapolis maa ngi profité de l'occasion di Kara. di ko saluer di ko nuyu.
waaw ku baax la. bi moo nee dafay def casting Sénégal benn acteur la soxla man demuma casting dama def xëy liggéeyi Seras man du ma dem casting du ma dem dara ndax sama lépp ci lay loxo yàlla laa ko wékk. Cheikh jàngal na ma gëm naa ko fonk naa ko mosuma ko war. du ma te wane nga ñu gis aussi. waaw du ma war du ma jël avance benn série bala ma ca lekk njabootam laay njëkk a génne jox leen. macha allah parce que loolu laa xam. barki Demba Ndiaye tam bi ma demee Paris doomam bu naan Fat Diop dafa am agence immobilière at bu jot. day def kii yu mag man lay def toujours invité d'honneur. te loolu kóllëre rek ko waral. bi ma demee Amérique dem jouer ji série boobu mais producteur bi sénégalais la. macha allah mais xam nga lan la mu ko wax Mansour man ko mun ma su ma sañoon du ma jël benn américaine wala may jël beneen dëkk Sénégal yi rek laay jël mais dama kontaanul ci suñu jigéenu réew. billaahi wallaahi taalaa. man ko Kara lan moo tax nga wax loolu. mun ma non c'est-à-dire que Sénégal amatul respect amatuñu respect jigéen ñi dañu vulgaire yal na ma yàlla baal. yàlla mais noonu la ko waxee dañuy vulgaire dañu am fit. te man li may def. dama bëgg ku ci ko toog seetaan koo gis ci sa bopp. ku ne mën koo toog seetaan ku nekk mën a toog seetaan papa yaay doom ñëpp toog. léegi kan moo ñemeeti léegi série am sa papa sa yaay sa doom toog ñëpp toogandoo. amatul xale yi nii la ñuy ci benn salon. non non ci téléphone yi lañ koy seetaan. non amatul parce que ñoom seen téléphone yi ñuy jël dem seet du ñu toog seen yaay. xale yi nii la ñuy seetaanee film nii. waaw kay barki waaw xam nga loolu tamit doonul luy defar réew. moo tax damay profiter dans l'occasion kii nekk bitim réew li mu wax dëgg la. nañu xoolaat suñu toogaay yi. alal dañ koy am ci anam bu set. effectivement anam bu rafet. soo bëggee ëllëg mu barkeel nga mën cee jariñ nit ñi. macha allah gis nga mën nga am milliard tey bu subaa mu naaw. parce que alal ju bon xam nga lan la soxna si. safara la buy tàkk doo xam sax fa lay jugee. tey mën ngaa am ñaar dërëm jariñu ci jariñ ci keneen ak keneen. xam nga loolu lu ko waral mooy tegu ci yoonu siraatal mustaqiim ñun ay jullit nañu. nañu def yëfi jullit. waaw nañu def yëfi jullit yeete xam nga nit ñi jariñu parce que. addina bi soxla na ko ndax période bi ñu nekk di période coronavirus dafa toj addina bi lëmbàjje ko. def naan ku mën a bind rek tey scénariste war nga cee mën a bind. lu jariñ askan bi du dëgg. macha allah voilà kay. muy lu am solo ñun nag dañuy am mbégte ak bànneex bu mag a mag saa su ne bu ñu defee émission internet yi ñoom ñoo ñu koy gën a bëgg. du leen lu dul ñun nit dañuy xool li nga xamante ni moo leen di soxal. yitteel leen ñu di ko indi di ko teg ci table di ci waxtaanee ak ñi nga xamante ni ñoom lañ ci war a waxtaanal nekkuñu fi nag pour gën kenn toujours dama koy wax man ak Ria on dit juste maanaam les choses telles qu'elles sont waaye jéem koo waxtaanee ak ñi ñu ko war a waxtaanal tey Sénégal ay sénégalais ñoo ko mën a defar ay européens duñ ñëw duñ defal suñu réew mais nag jamono ji loolu lañ constaté ñun dañoo seetlu ne maanaam ñi ne ci réew mi defaruñu réew mi de dañuy jëli indi bu ko defee ñun réew mi mën a baax te ça pose problème ñu jël ki ci ligne bi après ñu gën a yaatal asalaamaaleykum. allo Ria jël ko. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw soxna si naan def. yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. macha allah. noo tudd ak koy woote waa Sénégal. alhamdulilah ñu ngi si jàmm bu baax. waaw maa ngi seetaan seen débat boobu neex na trop macha allah mais kooku ngeen invité kàngam la quoi macha allah. macha allah mu ngi lay déglu. ndeysaan jërëjëf waaw kooku moom vraiment analyse bi def c'est vraiment pertinente quoi lépp lu wax ci aar parce que dafa dund dafa am expérience bi quoi. Perzora waaw ñu ko yàgg a suivre boobu ay xale yu tuuti lañ wax dëgg yàlla depuis temps Père Cheikh Tidiane Diop quoi daaray Kocc. waaw ba tax na vraiment jeunes yi dañ ko war di déglu quoi. bu ñu bëggee. waaw man bu ma sañoon sax ñoom ñooy nekk très d'union entre xam nga ministère bi ak acteurs yi quoi. waaw ñu mën a assainir secteur bi quoi parce que fi mu ne nii dafa yàqu. waaw nekk acteur fi mu ne nii moom dafa mel ni rek dem xam nga jëndi jaaf ñooñu boo xam ne lekk quoi dafa yomb trop quoi doo am expérience doo am dara bëgg a bës ñooñu teg la nga commencé xam nga. di def lu kenn xamul ci télé bi di yàq suñu njaboot yi te loolu baaxul ñun Sénégal réew jullit la. waaw bu loolu weesoo nag grand bi bon maa ngi koy ñaan aussi théâtre duñ
defoon sketch yi doon def ci koor gi ak Diop Fall waaw Diop Fall sama rakk ju baax jooju. waaw yooyu daf ma marqué aussi quoi. waaw Diop Fall waaw sama rakk ju baax jooju. waaw yooyu buñ ko mënee amaat moom neexoon na trop vraiment yooyu noonu. macha allah jërëjëf maa ngi jégalu jërëjëf. waaye te Diop Fall nag dafa amoon sax li mu wax nii ma profité ci tuuti rek bala nga ñëw. effectivement jëlal. théâtre yi ma mos a joué ci àdduna bi yëpp. bu Diop Fall moom ma ci gën a neex. xam nga dama neex. non di ko soo neex bi dama ñëw producteur bi doomu Cheikh Tidiane Diop la. macha allah. mun ma Mansour kan nga sentir pour jouer ak moom. ma laajte fu Diop Fall dëkk ci Paris. ñu wax ma ko. ma ànd ak moom ci otoom dem seeti ko. di profité nag occasion di remercier Marème Faye Sall. jërëjëf. nit bu defee lu baax. da nga ko wax ndax man war naa koo faj artistes yi Sénégal yi war nañ koo faj. moom bu ko jëlee en charge. c'est une grande dame yóbbu ko Paris. buy faju di jël séquence am 3 séquences par semaine lay def ambulance moo koy yóbbu teg ko ci ay conditions yu bien loolu nit ku baax rek koy def. billaahi. bi ma ñëwee seet ko ma ni kii daal comme que dafa bëgg aar. naa ko jël ñu maak moom ñu defante quoi ma xool ba xam. dama daan tourné ak moom ba caag sax sama moo ñu tuuru ndax xam nga ko feebar ba àddina bi yëpp naan sa yu gëj ko gis devant de la scène. ma ñëw jël ko da daan def bay def loo xam sax da ngay xam ne kii li muy def sax mënu ko. yéene la mais da koy def pour àddina bi doomu aadama yi kontaan. mais profité occasion di ko ñaanal yàlla na ko yàlla. yàlla na ko yàlla wéral bu mu wér peng ci daraja yonent bi. waaw vraiment loolu daal. il faut ma procès ko ci tuuti quoi. macha allah muy lu am solo ñun wax dëgg yàlla dañoo am mag ñoo xamante ni buñ leen amee suñu xel war na daal. Ria parce que bu dee théâtre mën nañ ko jàng nañ ko te xam na ni muy demee. mais nag papa est-ce que jarul ñuy mise à jour aat affaire yi. mise à jour cela veut dire théâtre lañ jàngoon doon ci véhiculer message. tey am na yeneen support yu am te ba tey mi ngi ci cadre audiovisuel. film ñëw na est-ce que jarul aussi ñun mag ñi maanaam mag ñi nga xamante ni ñoo fi nekk xam nga man nga xale laa. xam naa nag yaa ngi insister ci loolu bële mais daal man dina ma ko jaral ndax yow. waaw ba maanaam ñu demaat xoolal gëstuwaat. ñu gëstuwaat. su ko defee ñu xam film yi tamit ne maanaam te xam nga film mënul ñàkk. parce que Sénégal yi bëgg nañ film bi. mais ñu def film boo xamante ni dafay correspondre ak suñuy réalité ak suñu réalité effectivement non loolu sax léegi la am ndax ñun film yu defal ma ko daal maag sama rakk yi. non man dinaa seeti artistes yu mag yi. très bien dinaa leen seeti dinaa waxtaan ak ñoom parce que lii ñor na àddina. ñor na ñëpp kay. ñor na fépp. waaw mais moom. parce que tey jii boo gisee seen émission bi ñu nekk bitim réew ñoo gën a wootee. mais internet baa ngi toj. waaw loolu moo lay wan ni kon vraiment tamit théâtre dafa dee seen xol. mais gisatuñu loo xam ne gisatuñu seen bopp. waaw seen bopp ci te loolu nag balaa fay. ñun il faut ñu gisewaat ci suñu biir. non foo ngeen gisewaat waaw bu soobee yàlla ak yonent bi dinañ gisee incha allah. macha allah loolu moom ma leen ko. te ñii di def sponsor nañu bàyyi lii di vulgaire ñuy sponsoriser. waaw parce que des fois tamit ñoom tamit dañuy xool luy jaay seen produit. te luy jël lu baax li di ko sponsoriser. si dañoo tàmm loolu. bala nga cee xam dara. boo yóbbee ku génnee pooj wala tànk nga yóbbu ku génnee ku soo tay baas ku jël pooj bi moom la ñu sponsorisé ku génnee lii bi duñ la sponsorisé. waaw mais sabara bu ñu photo lépp yéen la rek yéen jigéen ñi rek la leen mais ñiy jël si mais ñiy jëlaate nag ñiy jëlaate waaw mais rek la leen yéen tamit jëlaate la yéen dem rek la leen yow soo amee sa série bu baax te xam ne bëgguma ci ku jël xotti tànk tay baas laa bëgg yéen la tamit waaw déedéet waaye itam boo gisee xale yu mel nii tamit non mais nag mun ngeen si boole ñun génération mais ñu xaw a dégg papa jëlee ci ligne bi am na ku ne ci ligne allo waaw sëñ bi